Every day, long before sunrise, hundreds of fishermen set into the Atlantic Ocean with the hope to return home with successful catch. Along the coast of Tangier, fishing is more than just a profession. It is a way of life. It feeds families, supports businesses, and sustains an entire community. But behind the busy scenes of one of the Gambia's most important fishing centers lies a growing crisis. Tons of fish are being brought ashore, yet a significant portion never reaches consumers. Not because there are no buyers, not because there are no fishermen or fishermen fail to catch enough fish. Instead, most of it is being lost to the problem many people take for granted: electricity. Without reliable power, preserving fish becomes a daily struggle. Sellers watch their products spoil, fishermen lose income, families lose opportunities, and valuable food is wasted. Today, we travel to Tangiers Fishing Center to hear directly from the people living this reality every single day. What challenges are they facing? How much fish is being lost? And what would reliable electricity mean for this community? This is the story of Fishing Center working hard to feed the nation with battling problems that threatens its every livelihood. A quick pause. Most of you watching us are from the diaspora, and you always tell us that you enjoy watching our videos, especially when we are walking on the streets or on your farms. So I think because most of you have properties in the Gambia, and that is why we brought you this camera, so that you can secure your property even if you are away. Away from home. So with this, all you need to do is to insert a SIM card and a memory card, and you have access to whatever this camera is saying. You can see whatever this camera is saying, and you can control this camera. In fact, you can talk to anybody through this camera. You can alert those people that are in your property that they are under surveillance, because it has a mic and a speaker. You can see right here, there's a speaker. That means if you talk to this camera, whoever is around this camera will hear your voice through your mobile phone. And whatever is happening around this camera, you can also hear it through your mobile phones. You can control it left or right, up and down through your mobile phones. Anytime somebody walks in front of this camera, or this camera sees this person, whether it is during the day or at night, it will alert you on your phone to say someone is at your property, whether it's at a construction site, it's at your home or your shop. It will always protect you. Contact us on this number if you want to get this camera to protect your property. And one more thing, the camera is also solar powered, so that means you don't have to worry about electricity. Yes, it can take electricity, but most people would use it for solar connectivity because they want to install it at remote sites, mainly at construction sites and in the shops. So if you are interested in a camera like this, or you want to get yours right now, just contact us on the number that will be on the screen. Gambia largest fishing center. So we are here to know the current situation here at Tangier. So right now we are going to engage with the fishermen. Assalamu alaikum. Bro, ñu ngi laa nuyu di la tur bi. Man Sana la. Sana yow Gambien nga. Yeah, man fii laa jógee. Sana yow lan mooy sa liggéey fii si Tangier Beach. Man moom yeneen see kaw laa dee nekk waaye yeneen see dama dee ñëw di raba nga. Di def suma dem moo gën nga. Raba ut jën jaayaat ah. Waaw jamono ji naka la mel jën Tangier fii nii ak ñàkk courant bi. Loolu tamit mu fan nag daf dee ñu disturb nag dëgg yeneen see booy gan dañ dee jënd seen jën yi booy duñ dee am galas booy. Loolu tamit daf dee yaaxal gaa seen jën yi loolu tamit gaa ñu ngi koo kaas si bic bi fii nii nag bana yu bari tamit ñu ngi koo kaas fii. Dëgg la waa time bi nii jën a ngi am bu baax. Jën mu ngi am de bara nga time bu dee am ak léegi tamit nga utee na tuuti nag léegi bato yi ñoo bari si géej nag gaal yi lu war a jàppee jën léegi du ko dee jàppa noonu. Lu ko waral. Gaa ñu ne bato yi.
out at the sea, fishermen say they face so much increasing pressure from industrial fishing vessels. Fishing trawler yi nekk fii nii. waaw yu Chinese si amee di opérer si géej bi la. waaw di jàpp jën yi sew yi di ko tuur loolu moo nekk pii sax. waaye jamono ji soo seetee tam Tànjee ñu bëri nga wax affaire courant bi ñàkk courant bi nit yi bëri Tànjee ñu koy wanteer seen jën yi ñi seen jën yaa ngi yaaxu ndax loolu am na. loolu tamit mu ngi am nag su nekkul loolu boo da ngaa ñëw nga glacé sa jën da ngaa jënd jën am loo glace dafay yaaw loolu sa luusis la loolu moo tax gars yi ñu ngi koo kaas. soo gars yi ngi wanteer time bi jën bu baax a baax. gars yi ñu ngi koo wanteer de. lu courant ñàkk ni moo tax gars yi di wanteer seen jën. yow Sana lan nga foog ne ñun comme dinañ war a mun a def pour jàppale jigéen yi nekk si géej bi fii di nappa pour seen jën yi dina mun a nekk nañ ko mun a keep in storage lu yàggata du yàqu. fii moo ana glace moo faj gaay nag am na yeneen yi dañ dee jënd fii jën booy di ko yóbbu ba fu sori ba léegi soo amul glace booy du dee feeboo gaay loolu moo nekk pii fii nii. ñu laa jaajëfal Sana. thank you very much. yow Gambien nga. fii laa juddoo. waaw dëgg la Sana ñu laa jaajëfal. Fishermen believe these practices are reducing the fish stocks and making their work even more difficult. And here is the brother who is going to tell us the situation here in Tànjee. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Hello brother, can you tell us your name? My name is Mohamed, but people normally call me Boxer. People normally call you? Boxer. Boxer Money. Yeah, Boxer. Yeah. So, Boxer, so you are here working at the Tànjee beach? Yeah. Since I come in Gambia, some of my friends said I should go and do medicine work or doing some work. I said no. When I come here, one of my brother puts me in this work to carry this case. So when I come, I see many things. So that's why I will not leave here until I go Sierra Leone. So you are a Freetonian nationality? Yeah, I'm a Sierra Leonean. Sierra Leonean? Yeah. That's great. So for how long you came here in the Gambia? Yeah, let me see. This is since November 12 that I come here, 2023. So right now, what is the current situation here in Tànjee? The current situation right now in Tànjee, what I say, because now according to the fishing facility, there is no problem. Fish come as any minute and hour. Boats go in the morning, then come in the evening hour. Some of them go in the night and come in the morning hour. So there is no problem. Then the people who said that is the alcalo here, they all us like their children. So there is no problem at all. Mm-hmm. Yeah, only now when we have what we have here is missing for now. Only lights. Light. Only electricity is missing here. Yeah, because we heard that many people are, throwing their fish. Their fish is getting destroyed. Yeah, the fish is getting destroyed because there is no ice. You see so many fisheries here, ice plants. Mm-hmm. When people used to go and buy glass to glass their fish. Now there is no glass. Sure. So you see when fish come, until they take the fish to the factory who normally is being Kunjur or Sanya to grain it. Because they sell it to the Chinese people. So what is your work here at Tànjee Beach? I am carrying case. Carrying case? Yeah. Is it just like this, my brothers. Okay, what they are doing? Yeah. It's a man work, Yeah. So if I told that you are asking help from the government, what would you like to urge the government to do for you guys? Because let me say, if we want to ask help from the government for the work that we are doing, we only need case. So then bring 4-week case, because this case that the box where this box fish that we used to work with. Okay. Yeah, so we don't have cases, so to offload the fish. So the case that we are working with here is these people buy this case and give us, and we pay for it. So right now you people need more boxes, more. Yeah. We need more boxes. So when we have our own boxes, we say it's not going to be difficult for us. For many vendors, preserving fish remains one of the biggest daily struggle they ever face. That's a party. I should party. I should iba doko la jang Tànjee jang. Ika muna doko jang. Ngana jana nga konga sa. Konga ngata wa fisata kunda. Ni tembo firo be nyaade jang. Firo fokole yan. Ni ya kole yande. Galaso buka soto. Kurang buka soto. Mola nyol be kati nya kunu nyimbada jang nyo siara jamba kala nyo be ti nyata. Galaso mon soto ani bi fa yenta jana nyo hana jang. Bi 5,000 wa sanya. Bar hani galaso ma. Ya sanjele ni 5,000. Pan killing. Am pane ma fa. Pane buka fa 5,000. Pane ma fa. Pane ma fa 5,000. No ko hana jang. Nga butele nara ka abuo banja.
Okay, ite niya sampano ni niya sam 5,000. Isa wafi nole. Ah, sa wafi nole. Mo do nga 500 soto nga 400 soto ka fisala pour nga dino. Profit ah. So ñu wato kono Allah ta demaro mun. Ah, fo courant. Courant nyanta soto la. Ni courant soto mo be kasaral do. Mo ka ne ko do bandi ka ñi sang. Mo la ñew be ka tinya. Mo la ko do ka sey ma fan so ko profit be soto. Ñu wato be batare mbakal fam. Yaay bi fan yo ko ñu jama amanta ba do fam. Manta ba ko. Fenna dafa kala fo. So ni tata bato ye jang sang ni ñela 5,000. Fo ay fa. So ni ya wafi. Ñi man fa. Abuka fa 5,000. Ko nga ñi man fa 5,000. Oh, that's too expensive. So ite ni ya wafi ka profit soto je. Ah, ko fisal do man ni dang ko do na di ma Abe ka banne. Ka banne kay. Okay, Bango kaya ala ako. tentole. So ñu wato kono abe bata min fis la wala pour un problème ani aiso. Kalaso. Galaso. Ni courant man soto kalaso man soto. O batala ben kanya. So say ni ba demaro ñini la mansala. Ibe mëna folé mansala. Ay mul ma koy courant. Courant problème courant mo la sula ku bala ba kan. Ani mo la jata kende ya fam. Courant jata kende ya. Kan do fam mo bedante me yenjatan kan do kam batande ba kala fam. Si sa be ni kan do mo da kan stop la ba ka fam. So te ya fo ñing pano ika sanni $5,000. Ah, 5,000. Ah, man fa. Bari ni ya wafi igale professeur ji. Ah, ka fisala. So i meta doko la jantan. Amira ba kala fam. Kada ba ka wala no sa ba ka kulun tar salola kulun ta ba ka sa kana jan kara barab. Mira jan ne kulun ta. Ani kulun tambul kana. So say ni kulun ngoso iba tala. Ako, ba tala ko. Ah. Iba tala ya yedum ba kono. Hani gonta duna ba kono mbadi la mo la kal tanyi mutanan kal nan ka wa. Bari ni ya ba kulun ngoso wo be bete ala. Ba ke fam. Bakya? Baket. Yo, barka bakya. Baraka yam. Without proper cold storage, fish can get spoiled within hours, resulting in losses for both sellers and the fishermen. Mag di ñu la nuyu. ñu la fay ñu dem. Te donte non tanje fini ci bit bi. Yeen tanje lan mo nekk current situation bi yeen lan ngeen day jankuwantel fini. Fi lu ndé gëna disturb moy wali botoy dal. Botoy ak essence bi nu mu séré. Ak tamit wali marchandise bi nu mu séré ni tamit price bi wañé ko. Essence baa ngi seer xam nga so after loolu dafa gën a métti loolu dëkk bi ok so dimbalante bëreetul léegi soo amee nit ñi mu ne laa xam soo amutee kenn du laa xam on a sang so loolu moo nekk life bi mi ngi xaat so marchandise baa ngi seer xam nga jën baa ngi seer essence baa ngi seer te lu ko waral tamit essence bi moo tax lu bëri mi ngi seer léegi parce que essence bu seeree jën bi dafa seer on a sang ko si jël nga ne fishing trawler yi yu leen nappa si géej bi yooyu dañ leen sonal parce que yow rek yaa ko wax am na ñeneen wax ne dañ dee mën a mbaal ba tey dañ dee mën a nekk ba biir géej su na yaxalee soo leen tafutee sax da nga dee loos parce que mën na ñëw lonka sa mbaal bi nu dog ko soo leen tafutee nii yow yaa dee ñàkk sa mbaal bi soo leen tafee nag am na si ñeen da la dee fay am na si yeneen botoy nag mun nañ laa yaxal ba pare nga ñëw woon leen robis ñoom tam nu buusir la du la dee fay na sa waaye soo defee ici su na yaxalee dañ la dee mën a fay loolu rek moo nekk problème bi fii nag so yow gaal nga amee non man awma gaal amuloo gaal waaye dama dee dem géej dama dee dem géej waaw da nga dem géej waaw loolu tam bokk na lu naxarloo géej bi fi fishing trawler yi waaw bu ko nga ne mbaal bu ñu amee suñ ko sànnee dafa dem ko sori te dafa jël jën yu bëri non loolu sax du problème de comme ñoom bëri yaay bu ñu bëri si géej bi comme jën yu ndaw yi nu dee mbaalaale loolu mooy problème fekkoon na noo mbaal ay jën yu mag rek boobu amul problème mais dañ dee mbaalaale di reyaale jën yu ndaw yi mën a sang after loolu am dañ ko dee sànniwaat si biir géej bi tamit xam nga loolu rek mooy problème bi waaw mais loo foog ne problème boobu lan moo la ñoo war a def ba mun ko saafara waaw lenn rek moom na ni mën a def mooy comme bu bateau wàññee ko si géej bi moom Gambia moom dina dox ma parce que géej bi dafa gën a sikkoo jën yi dañoo gën a mën a dunda xam nga toog fu normal xam nga parce que jën fu muy juree rek la mën a yàgga fu mu dul juree moom du fa yàgga comme place yi nga xam ne dafa nekk place yi nga xam ne foofu noonu mbaal waru faa waaja daf dee doon comme genre parka foofu jën yi foofu nañ leen noppale ko moo tax léegi militaires yi soldats yi ñu leen nangu kuy mbaal si boori kaw bi nii waaw biir géej rek thank you very much bro ñu laa jaajëfal amul benn problème sista na nga tudda Aïssatou tey ñëw nañ Tanje fii waxtaan ak yow Aïssatou yow loolu liggéey fii Tanje man dama dee jaay jën ak sungaal yi su ñëwee ma teeruwaa waaw time bi Aïssatou ndax yaa ngi am jën yaay ñeme maa jënd glace amul lu tax ñemeloo jënd jën lu tax glace amul tamit glace amul de courant bi mooy problème courant ba problème waaw dégg nañ ñu bëri fii ni Tanje seen jën yaa ngi yaxaw ñu ngi wanteer jën waaw loolu la waaw loolu am na kay lan moo waral loolu prix glace moo amul waaw glace moo amul courant amul waaw courant amul doo dee jëne sa xaalis pour nga jënd jën doo mën a am glace jën yëpp a yàqu loolu mooy suñu problème yow gis nañ ne yaa ngi téye show léegi loo bëgg a dem jële jën waaw jën sungaal bi da nga bëgg a dem jële jën après nga ñëw jaay ko waaw
so waaye lakkakat yi ñoo dee jënd taay yi waaw ñun ñu dee glace jaay ñun di ñemee jënd glace amul waaw ñu ne loo jënd jën because of glace amut waaw waaye glace yu amee di nga mën a jënd lu bëri waaw lu bëri so dafa mel ni comme time bi nii yow yaa ngi mën a because li di si dëkk bi ñu ne Tanje gaa yi ngi wante seen jën yaa ngi yaaxu waaw taay yi noonu la gis nga full sio bi 150 lañ ko dee jaay wala 200 full sio bi 150 waaw wala 200 te time boobu saam ñaata la time boobu saam téeméer sio bi 700 800 nga ñàkk courant bi la waaw ñàkk courant bi moo tax léegi nga ñëw wanteer sio bi ba ñaata 150 150 waaw léegi mën ngaa dem nga dugal nga tiba sio bi ñu ñëw ñu gis sio bi waaw baax waaw kon ñu ngi la xaar waaw Madi may ne man ko ñu laa nuyu di la laaj tur bi tur bi Abdoulaye Abdoulaye tey ñëw nañ fii nii si Tanje si géej bi doxantu pour seeti jigéen ñi nekk jàmbaar ak ndaw yoo xam ne ñu ngi takka seen digga bañ a toog si kër bi ñëw si géej bi di nappa jën Abdou yow lan moo nekk fii sa liggéey fii Tanje man dama dee dem géej suñu gaal mi ngi nii gaal boo jàkkaarloo nii si ginnaaw nii bu ma seen gaal bi waaw waaye yenn saa da ngaa dem nga am yenn saa doo am booy digga bi booy mi ngi métti booy géej baa ngi métti si kaw loolu lan moo métti géej bi géej bi booy jën bi moo amul booy tey da ngaa dem doo am tey soo amee di nga demaat 5 days doo am loo am benn yoon boobu nga dee lekkat ba mu jeex tag nga door a dem commencé waat soo doo dee xam booy digga bi mi ngi dof de billaay waaw dégg nañ tamit ñu ne kuréel lu mu nekk di dem on and off waaw yaa mu ngi tax ay jën yu bëri ñu ngi yàqu waaw dégg la kay da ngaa yóbbu ndaw la kii sax doo ko njëriñoo da ngaa dem kër lay daf dee dem 2 days 3 days du ñëw soo nga jënd glace tam dafa nekk problème jëndee gaay glace yi booy nit yi den dee rang booy comme sax booy billaahi soo glace bi daf dee manqué tamit glace bi daf dee manqué yëpp a dee manqué booy du mën a satisfaire ñëpp booy ñeneen den dee jënd fi seen keesi jën yóbbu ko sax jën bi yaaw si yoon bi soo boobu xam nga boobu lu sis la bu mag la moom géej bi moom mi ngi nii de ñu ngi si ndànka rek pour xool lu si am yow wax nga si njëlbeen ne gaal nga amee da nga dugg géej ma dem géej everyday tey rek laa demul géej tey rek nga dem lu la tey demuloo géej non tey dama soona na nga ñaata fan maa ngi dem géej mënu maa jàppa jën tey laa toog sax suma gars yi jàppa jën nii gisuloo gars ñoo nekk di texeet nii waaw ñoo nekk di texeet nii géej bi moom mi ngi nii de yenn saa da nga dem nga am yenn saa doo am waaw tey soo demee nga naru 500 yow nga 500 boobu noonu 5 days yaa ngi dem géej mënuloo naruwaat 500 boobu dafaa jeex yaa ngi amee sa jabar yaa ngi amee say doom dafa métti lan nga fogal ne jëfeñ bi si géej bi si nappa jën bi lan moo ko waral géej bi kay bateau yi ñoo ko yaaxa booy léegi bateau yi fu nekk nga dee tasee gars yi booy waaw fishing troll la si waaw fu nekk nga dee tasee gars yi booy te gars yi ñoo jàppa jën yoo xam ne duñ ko dee nit dañ ko dee sànniwaat si biir ndox bi soo jën yooyu noonu yeneen jën yi suñ ko lekkee daf leen dee rey man waaw daf leen dee sonal yeneen jën yi suñ ko lekkee daf leen dee sonal soo fii moom kay xanaa ñu muñ si yàlla rek jàppa si yàlla rek waaw foogaloon ni ñu amee fishing troll yooyu noonu di jóge beneen réew ñëw suñu géej bi di nappa jën foog nga ne suñu waroon tere ñooñu ñëw pour ñu nappa si géej bi loolu ñoo jànkuwanteel jafe-jafe yëpp du leen si fekk ñooñu kay suñ tere woon gars yi nappa si géej bi moom jën dafa am jën du manqué waaye ñoo dee rey jën yu bari yeneen jën yi ñoom duñ leen dee soxla suñ leen jàppee leen dee sànniwaat si géej bi te jën yooyu dee neen already jën bu dee already soo ko sànnee si géej bi dafa yaaxa géej bi dafa tax jën yi fu nekk dañoo daw soo loolu moo ñu sonal si géej bi man fu nekk nga dee tasee turoole yenn saa da nga am mbaal ba pare gars yi ñëw yéeg sa kaw mbaal bi yaaxa yëpp te duñ la fay dafa mel ni solution bi daal fishing troll yi suñ stoppoon suñ stoppoon kay géej bi dafa neex ñoom rek a téye géej bi ñoom rek a ko téye te ñoo foog ñoo jox right ñuy ñëw wala access ñu war a mën a ñëw di si géej bi nappa ñooñu kay man duma la mën a wax ñu leen jox right de parce que tamit yaa jëme moom ñu nekkuñ fi waaw saa ji meewu leen chance boobu sax waaye léegi moom ñooñu fu nekk nga leen dee gis fu nekk nga dee tasee gars yi da ngaa dem fanaan sax doo mën a nekka da ngaa dem fanaan yaa ngi xalaat bateau yi yàlla bu ñu yaaxa sa mbaal yi te bateau yi suñu laalee sa mbaal yi dafa yaaxu da nga ñëw génne waat xaalis dem defar mbaal yi te mbaal dafa seer yenn saa nga dem doo am yenn saa nga dem nga am te ñaaka bi moo ëpp am bi bilaay yow Gambien nga man Gambien la may dëkk Bakaw waaye fii laa leen nekk di job Tanje man ko jàmbaar nga man ko gën a la nekk man suma wife yëpp fii ni leen nekk that's great man ñu ngi koy moom ñu ngi muñ di jàpp si yàlla lu ndaw lu nekk di am ñu ngi si sant yàlla tam bu baax yal na yàlla yokk yëpp man thank you very much bro man bless up la ñu ni leen def Jara.
So as I said earlier, we are here to know the current situation here at Tanje Fishing Center. That's why we are engaging with different people. Assalamu alaikum. Waaju baax ñu ngi laa nuyu di la waa tur bi. ñu ngi lay fay gaañ Papa laa tudd sant Ndiaye. waaw Mr Ndiaye man ko ñu ngi laa dalal Nice Gambia. waaw. waaw tey dañ ñëwoon Tanje because dégg nañ coolaa ngi bëri si dëkk bi. waaw ak ñu ne Tanje ñu koy jànkuwanteel ay jafe-jafe fii nii. si géej bi. yow foog nga ne jafe-jafe yooyu lan moo ko waral. waaw jafe-jafe yooyu noonu boo xoolee lu ko gën a waral ci lu gën a mooy dëkk bu métti rek. am dëkk bi dafa métti te amul xaalis moo tax xale yi di reyante nii di dugg si gaal yi di dem Espagne ñii di dee ñii di yegg. jafe-jafe yi looloo te ndaw yi tamit dañoo bëgg a liggéey mais maanaam dañoo gisul liggéey daal ci noonu lañ ko mën a defee ñun ñoo ngi nii jóge ba Sénégal ñëw ci Gambia fii nekk ci géej gi di kórte waaw. yow Sénégal nga ñëwee nekk fii si gaal yi di liggéey di daan sa doole di daan sama doole te gis nañ ne ndaw nga. waaw mën ngaa wax ne bàyyi ma toog Sénégal nekk si lu ma neex waaye da nga ñëw Gambie. ak liggéey géej ñëpp xam ne nu métti nga takk sa liggéey bi ñëw di liggéey si géej gi loolu moom jàmbaar dëgg la te gor mooy def loolu. yow jamono ji ñu ne Tanje gis nañ ne ñu bëri ñu ngi wante seen jën yi ñii nga sànni seen jën yi ndax loolu am na. waaw loolu et puis amoon na tamit mais temps bi bañ julijee tabaski bi ba ñëw waaw ñu ngi sant yàlla bu baax waaw ndax ñun ñuy dem géej di ñëw ñu ngi dem di ñëw di jàpp jën waaw depuis daal ba ñëwee tabaski ba léegi ñu ngi commencé gis ay changement yu ndaw yu xaw a am daal waaw ñu ngi sant yàlla daal. waaw jamono bi naka la mel ni courant bi électricité bi fii nii Tanje parce que dëkk bi ñu ngi xam ne nag léegi électricité bi mooy courant bi dafa ñëw di dem. tax na ba yow soo waree am sa jën war koo denca lu yàgga amul kuréen wala amul glace dafa yàq. waaw loolu tamit même ñun ñuy mooli ñun la arrangé wul ndax lu gën a métti mooy xëy wala nga fanaan ci géej gi ñëw jàpp sa jën ñëw doo am koo koy jaay loolu tamit ci ñun lay gën a métti te ñun ñu nekk ndaw jóge fee ñëw liggéey si ngir jàppale suñuy waajur xam nga parce que bu ñu neexoon moo nañoo toog nekk ci leneen ne duñ liggéey di def naka sudul noonu mais loolu amul njëriñ waaw moo tax nag maam ñu jàppale rek yàlla baax na daal. waaw foog nga ne yow lan moo doon nekk comme yow soo doon ñaan ndimbal lan moo nekk ndimbal booy njëkkaa ñaan. waaw ndimbal bu ñuy njëkk a ñaan parce que ñun ndaw ñi moom comme man ñun moom bu ñu waxee dëgg maam temps bu ñu nekk nii moom lu ñu waaye mën a dimbale te dimbale woo ñu yoonu boosaa bi ñu dem kon ñun maam temps loo nekk suñ dimbal xale yi yëpp zone yëpp loolu la ñuy waxtaanee mais temps bi parce que xool nañ tamit def nañ lu ne depuis ñu doon ay xale ñu ngi jaayante di liggéey nekk ci géej gi mais ba léegi gisuñ ci suñ bopp moo waral dañu waaye mën a jàppale daal mooy nañu jàppale si yoon bi ñu dem waaw yàlla baax na waaw merci waay. Thank you very much. As I said earlier, we are here to engage with the people at the beach side here in Tanje and to know the current situation. So still stay tuned. Let's keep moving. Back at the market, another problem quickly becomes apparent. Mamadou yow napakat nga. non man nekkuma napakat. waa gaal nga amee. waaw tibakat. man tibakat la. tibakat nga. waaw da ngay tiba di jën di ko jaayaat. waaw jamono ji Mamadou gis nañ ne ñu bëri ñu ngi complain te ñu bëri ñu ngi wax na Tanje tamit situation bi nu moo demee time bi courant lu mu day dem di on ak off tax na jigéen ñi ñu ngi wanteer seen jën yi ba pare tax na ñeneen ñu ngi sànni seen jën yi ndax loolu am na. waaw loolu kay am na. waaw loolu am na because gars yi si xam na demee géej ñëw suñ ji wàcce jën yi fii jaay ni du am price léegi courant yi dem ñëw balaa mu ñëw na bu fekkee boor seet na ñu dem ba ay boor 1 courant yi commencé ay dem gisuloo léegi nii courant amagul soo jën yi ñi ngay wanteer yi ay jën yi nii te am doo am price yu baax sax waaw soo loolu da nga foog ne loolu naka lañ ko mën a def ba saafara loolu noonu léegi kay kana ñu dem foofu rek ñu waxtaan ak nguur bi rek ñu jàppale nit ñi rek loolu façon yooyu noonu rek bu ko yow si njëlbeen wax nga ne yow da nga tiba jën di ko jaayaat waaw maa ngi tiba jën nii ma jox ko suma borom client yi nii jaayal ma ñu jaayal la ko waaw soo naka sa jën yi mbaa du dee yàqu seen loxo non sometimes day yàqu sometimes du yàqu waaw dëgg
waaye fu mu nekk nii daal courant bi daal disturb na gars yi bu baax a baax. waaw courant bi nii ka léegi disturb na gars yi bu ndax baax a fii di mën a use ice nekkul fi boo xam ne dañoo mën a denc seen kër wala storage foo xam ne dañ ko mën a denc. waaye ice yi sax no sometimes du mut gars yi sax léegi mu jeex si soo demee foofu ay borom frige yi si demee foofu su pour jënd ay ice gars yi ñu ne waa courant amul wala glace dafa jeex waaw so kon dafa nekk ni courant lu mu dee dem nii mu ngi isi yàqa ba mag si géej bi fii nii wallaay waaw ñu laa jaajëfal thank you very much